ci suñu temu tey mu nekk tem boo xam ne yonent bi lañu wax sallallahu alayhi wa sallam en tant que modèle waaye ku wax yonent wax buur wax xutbu wax waliyu mënoo sori te tuddoo jigéen ndax moom la yàlla def muy mbindeef boo xam ne si góorgóorloom ci xam boppam ci xam cëslaay bi ko yàlla teg mooy xëy jur yonent boobu ba yonent bi mën a nekk sangu-sang yi mooy xëy jur xutbu ba xutbu bi mën a nekk ku ñuy joxañ mooy xëy jur waliyu ba waliyu bu nekk ku ñuy joxañ waaye gis nañ ne ci histoire moom jigéen boobu nga xam ne diine moo ko teg ci palaasam ba mu mën a jouer un rôle important dans la mission prophétique gis nañ ne jamono dafay dox société di am ay changement di indi ay mutation ci biir ñoom ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi mu am beneen wërngal boo xam ne ay jigéen lañ ñi ñoom yii saa ñu tudd féministe ànd ak seen ay doctrine ànd ak seen ay idéologie ànd ak seen ay xalaat ak concept yoo xam ne dañuy fexe ba jigéen boobu nga xam ne moo doon jouer un rôle important dans la mission prophétique mu ñu mujj ñuy phagocyter jikkoom ci ay concept di daggat personnalité ci ay concept yoo xamante ne dañuy dem ba li arab di wax ne man faraxa dalil dalla sabil ku perdre sa repère rek sa yoon lëndëm kon nag bu ñu tolloo ci jamono boobu jot na moom jigéen boobu ñu indiwaat ko gëstuloo ko diine mi nga xam ne diineel islam na du changer fi mu nekkoon fa la nekk ku dem fa nga koy bàyyi ak ay conceptam ku ñëw fa nga koy fekkaat mu joxaat la ay conceptam kon nag jigéen boobu la ñu wax ne tey ci biir thème université Ramadan bi ñu fas yéene jox ko thème bu tudd regard de l'islam sur les nouveaux concepts de la promotion de la femme loolu nag ñi nga xam ne ñu ko fas yéene waxtaanal suñu mbokk suñu sœur suñu mbokk taalibe soxna Zeynabou Sy Ndiaye kenn du ko présenté muy sociologue nekk ci biir tarbiya bi yal na yàlla defal ko làmmañ bu jotale ak dënn bu yaatu ba li nga xam ne moom la fas yéene indi mu indi ko ci façon bi nga xam ne moom la ko nit ñi di séentoo yaakaar naa aussi ñu am fi nag gan bu màgg duñu wax ne sax gan la ndax al oustaz Alioune Sall kenn dootu ko présenté ci Sénégal kenn du ko présenté ci réew mi yépp ci àdduna bi yépp ndax ku ko tudd rekk di nga tudd diine te loolu doy na cëslaay doy na rëmz ci doomu aadama nga xam ne saa bu ñu la tuddee nit ñi seen xel yépp li muy dem mooy ci alxuraan ak sunna ko defee ñu ngi koy daral ci daara ji di ko jox wàccuwaayam moom tam di ko ñaanal yàlla li mu fas yéene indi ak mbokku taalibe yi yàlla defal ko ci ndam bu kawe njortam mu mel ni mbokk yi wax nañ ne fas yéene nañ joxe plan balaa ñuy sori ñu def introduction bu global par rapport ak thème bi nga xam ne moom lañu fas yéene waxtaanee ñu wax ne bu ñu paree wisam dinañu wax ci définition des concepts parce que ku tudd thème rek balaa ngay sori il faut que baat yi ko composé nit ñi xam mooy lan. beneen bi ñu indi ko ci contextualisation des concepts en Afrique et au Sénégal réew mi ak réew yi ak Sénégal bi nga xamante ni moom la ñuy dund lenn lu ci nekk luy tudd feneen neneen soo ñëwee ci sa gox mën na fi tudd ni nga bëggee. beneen bi ci des mooy ñu jox lien entre société ak islam naka la ñu déggee concept yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk pour la promotion de la femme su ko defee bu ñu fa paree rek ñu def conclusion incha allah ubbi débat bi ba lu jotaay bi maye ñu barkeeloo ko incha allah su ko defee soxna Zeynab dañ lay bàyyi ak kàddu gi yal na yàlla jotalee incha allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi fi daje ñi ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant di leen ziyaara di leen baalu àq ci koor gi di jël nuyoo yi gën a sell di ko teg ci loxo sunu maman sunu bàjjen Kiné mu joxal ñu ko kilifa yi mu ko war a jox yépp ñi ngi nuyu ñi ñu bokkal jataay bi muy sama sœur Sofia di nuyu oustaz Alioune Sall di ku ñu sopp di ko jox wàccuwaay yi nga xam ne yépp moom la yellool kon tey ñi ngi toog fii war a waxtaanee jigéen ñu war a waxtaanee les nouveaux concepts maanaam baat yu bees yi nga xam ne moom mooy ñëw pour yëkkati wala pour yokk jigéen dañu toll fu nga xam ni àddina bi ak pays yi nga xam ni moom la ñuy wax sous-développé maanaam yi nekk ci yoon ngir seen koom-koom yokk diine dafa am pàcc bu bari bu nga xam ni daf ko am ci ñoom dañuy dem ba diine ji dafay régir conscience collective maanaam ni nit ñi di xalaatee diine moom moo koy natt moom moo koy muur moom mooy teg yoon yi nga xam ni moom lañ koy war a def loolu nag bu amee dañuy waxtaanee pénc ndax diine bu jógee nit a tax bu ñuy waxtaanee pénc nag jigéen daf ci am wàll bu ñuy wax jigéen lu koy yokk jigéen wérgu yaram jigéen ci kër yooyu yépp mu doon li nga xam ne ñu war ko waxtaanee waaye lan mooy solo si àddina bi foo toog dañuy waxtaanee ni jigéen moom mooy ndeyu pénc jigéen moom moo téye pénc waxtaan bi kon tey du ni góor ak jigéen ndax ñoom ñoo yem wala kii dafa am place bu ëpp wala bu sut bu moroomam am wala kii dafa am place bu yées bu moroomam am waxtaan bi dafay doon ci ay laaj yi nag mooy lan mooy nekk jigéen bi ci topp mooy jigéen nan lañ koy xalaatee beneen bi ci topp mooy lan mooy rôlu jigéen maanaam jigéen lan la war a def ci pénc mi bi ci topp nag mooy jigéenu jullit maanaam la femme musulmane lan mooy rôlam lan mooy taxawaayam ci àddina bu nga xam ne dafay xel rekk di soppeeku maanaam dans un monde en perpétuelle mutation kon tey ñuy waxtaanee ci baat yooyu baat yi nga xam ne moom la ñu wax ni dañ koo indi ngir gën a yëkkati jigéen kon bu ñuy waxtaanee solo pénc mën nañoo wax ni tey pénc la ñuy waxtaanee ndax wax naa ko sànq jigéen la ñuy waxtaanee te jigéen mooy pénc lu ko yéegal pénc lu ko tatagal pénc lu ko defar pénc dañuy booy waxtaan nag pour muy gën a yomb baat yi ngay wax foog nit ñi ngeen déggoo ci lan ngeen def ci biir baat yooyu concept la ñu wax lan mooy concept Larousse daf ko définir idée générale abstraite que se fait l'esprit humain d'un objet de pensée concret ou abstrait et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu'il en a et d'en organiser les connaissances maanaam concept mooy li nga xam ne xalaat la bu nit mënul teg loxoom mais dafay jël jëf mu ëmb ko wax ni jëf gi nii lay demee ba pare def ci biir dara mu am benn phénoménologue bu mag bu ñuy wax Husserl moom dafa ne ni buy wax concept daf ciy dindi idéalisme maanaam dafay dindi xalaat kese concept dafay dem ba soppaliku am jëmm mu dafay fexe ba jël conception propre de la connaissance de l'intentionnalité maanaam bu ñuy wax concept dafay jël xalaat bi fa ñu jëm lan la ñuy bëgg a wax ci concept bi kon mu am concept formel am concept matériel mu boole ñaar yi nag moom kon maanaam bu ñuy wax concept du xalaat ba kese mais ci biir jëf ga tamit nan lay demee loolu ñun nag ci boobu la ñuy gën a tënku dinañ wax ci kanam lu tax muy wax promotion mooy maanaam loo xam ne dafay yëkkati nit yokk ko gëdd wala yokk ko cër wala yokk ko liggéey wala leneen ñuy wax jigéen ñu ne jigéen nag mooy nit bu am sexe féminin loolu la ko tubaab wax un être humain de sexe féminin ñun ñu ne jigéen nga mën ci génnee ñaar ji gën maanaam ki nga xam ne dafa gën
ji gën maanaam semer nga ji dara génnee ci li gën kon ñun ñu ne ci ñaar yooyu noonu la ñu nar a tënku tey incha allah. Origine et définition des concepts bu ñuy wax concept de promotion de la femme bëri na waaye dafa am concept généraux maanaam yu yaatu yu nga xam ne mën nañ ci tënk lu bëri lu ci mel ni égalité de genre wala équité de genre maanaam yemale wala tolloole ci kanam dinañ ci ñëw. Protection contre la discrimination maanaam nan la ñuy fexee ba aar jigéen ñi ba nasaxal yi nga xam ne dañ leen koy def dootuñu leen ko def beneen bi muy autonomisation de la femme nan la ñuy def ba jigéen mënal boppam beneen bi muy genre nag ci tàmbali ga du concept d'autonomisation de la femme maanaam du lu ñu indil jigéen tegal ko li ma wax sànq ci concept bi concept matériel maanaam ni concept di demee ba dootul nekk rek idéal dootul nekk rek ni ñu ko xalaatee mais ni ñu koy jëfee mooy indi genre tey nekk ci biir thème bi parce que genre góor ak jigéen lay wax kon bu ñu ko indee tey ci jigéen mooy dinañ expliquer lu tax ci biir société bi genre gën a nekk jigéen beneen bi ñuy indi mooy parité moom mooy mujj kon bu ñuy wax définition des concepts égalité de genre mooy maanaam nga yemal nga tolloole góor ak jigéen ci pénc mi te ni nga xam ne noonu la ñu nekkee ñoom ñaar ñëpp ay citoyen maanaam ñi nga xam ne dañu dëkk ci pénc mi am fi àq ak yelleef ku ci nekk nga war ko jox li mu moom ni góor waree taxaw ci pénc mi noonu la góor waree taxaw ci pénc mi. équité de genre du ni mooy nga yemale leen mooy maanaam ku nekk li muy du ni mooy nga tolloole leen mooy nga yemale leen. te yemale moo di ni ku nekk ci ñoom la mu soxla nga jox ko du ni li nga jox góor moom ngay jox jigéen ka nekk ci moom la nga xam ne moom mooy asi besoin wam ka nekk ci moom la nga xam ne noonu lañ ko bindee mu am ay yu mu soxla noonu nga koy joxee. La protection de la discrimination contre la discrimination maanaam ñu aar jigéen ba nga xam ni lépp luy nasaxal lépp luy bundu xataal dootuñu ko def yooyu nag bu ñu koy wax dafay jëm ci li nga xam ne dafay laal ay excision dafay laal ay jigéen bu ñuy dóor dafay laal ay viol donte dinay dal góor waaye tey jigéen la ñuy waxtaanee. beneen bi ci topp moo di ne autonomisation de la femme maanaam jigéen nan la ñuy fexe ba mu mënal boppam nan la ñuy def ba jigéen mu am koom-koom di liggéey di ñaq di jariñ boppam. genre muy concept bu nga xam ne dafa bëri maanaam baat bu nga xam ne dafa bëri lu mu indi ci ay wax ndax nit ñu bëri dégguñu ko bu ñuy wax genre moom la ñuy wax une variable socio-économique maanaam instrument de mesure la lu ñuy nattee genre du jigéen bu ñuy wax genre dafay laaj maanaam ce qu'on le genre interroge les relations entre les hommes et la femme et les femmes et l'asymétrie fondamentale dans la hiérarchie des groupes et permet d'analyser les relations maanaam dafay natt góor ak jigéen li nga xam ne moom lañ leen jox ci penc mi ba pare di xool ndax kii jox nañ ko li ñu ko war a jox ndax kële jox nañ ko lu ñu ko war a jox ngir seen dundin ci biir penc mi neex. égalité équité de genre wax naa ko sànq parité nag muy lu nga xam ne c'est une loi fii ci Sénégal ñu am ko c'est une loi politique bu ñu voté en 2010 loi politique bi nga xam ni dafa wax góor ak jigéen ñoo yem ci pénc mi ca place ya nga xam ni dañu fay tànn nit maanaam les postes électifs et semi-électifs ya nga xam ni dañu fay tànn nit muy assemblée nationale muy mairie muy communauté rurale muy au niveau communal yooyu la parité tax a jóg maanaam góor ak jigéen ci citoyens yi ñu nekk dëkk ci pénc ñoo yem ci seen baat ci biir pénc mi ca fa nga xam ne foofu la ñuy toogal waa pénc mi. li ëpp solo ci waxtaan bi nag tey ci partie bi lay ñëwee mooy maanaam jigéen ci pénc jigéen liggéeyukaay jigéen yaay jigéen citoyenne maanaam jigéen ci pénc bi ñu wax sànq. concept yooyu yëpp ñu war a xool ñun nanu lañ koy dundee ci suñu biir pénc lan la indi ci suñu pénc nan lay fexe ba yëkkati jigéen sànq Sophia am na lenn lu mu wax ba wax féminisme bokk na ci baat yi nga xam ne dañu koy boole parce que moom moo jur lii yëpp
dans les années 1800 bi ñuy wax féminisme bu njëkk bi ñu doon wax féminisme baat bi c'était un mot, c'était un concept, c'était pas un concept, c'était un mot, un terme médical maanaam médecin yi ñuy faj ñoom ñoo ko doon utiliser ngir di wax góor yi nga xam ne dañu am ci ñoom ay hormones yu jigéene. Féminisme foofu la jóge ñuy dox di dem ba am ñuy taxaw ngir ni góor ak jigéen dañu war a yem maanaam dañu war a tolloo égalité. ñuy dox di dem xeex taxawaayu jigéen yi di continuer am yeneen góor yu nga xam ne tamit dañuy nekk di ci dox ñuy dem ba dans les années 1900 ñuy wax ay 8 mars Clara Zetkin benn socialiste benn réunion bu mag bu amoon ñuy wax ci nan la ñu war a def ngir ñu jël jigéen jël benn bés bu nga xam ne dañ ko koy jagleel ngir taxaw càmbar seet ak yelleefam ndax ñi ngi ko koy jox ni mu waree. yooyu di dox ba am maanaam texte ay xaatim yu bari ñu def ngir gën a dëgëral taxawaayu jigéen ci pénc waaye loolu dafa am lu ko waral li ko waral mooy ci àddina bi dafa am pénc yu bari dañu nasaxal jigéen dañu nasaxaloon jigéen wàccee cër gi nga xam ne moom la am bokk na ci péncu arab avant l'islam di ñëw nga xam ne dañu doon rendi jigéen bokk na ci pencum Occident maanaam nasaraan tubaab yi ñi nga xam ni ba tey nii jigéen amul gëdd bi nga xam ne moom la war a am damay faral di ko fàttali Ségolène Royal bi muy présenté wu at yii ni passé rek en 2011 dañu ko doon wax la présidence ce n'est pas une affaire de rouge à lèvres et de parfum ca Paris ñu ko doon wax ni présidence du mbirum parfum ak rouge à lèvres maanaam du mbiru caaxaan du muri jigéen. kon bu ñuy wax ci loolu ñun nag ñu indi ko la linguistique nous apprend maanaam linguistique dafay wax ni l'usage fait la norme maanaam bu ñuy wax concept du définition ba moo tax ñu wax mais ni ñu koy jëfandikoo kon ñun fii nan la ñuy jëfandikoo concept yooyu noonu nga xam ne dañu ko wax. am nañu code de la femme en 1972 code bi ñu révisé ko 2013 ngir jox jigéen autorité parentale maanaam léegi jigéen mën na jox doom bi nga xam ne moom la jur. nationalité sénégalaise mën na ko jox boroom këram ñu jóge ci am loi sur la parité en 2010 ak yeneen yu ci bëri waaye dafa am rek lu ma bëgg a wax balaa may sori li ëpp ci théorie maanaam ci xalaat yi nga xam ne dafa jóge ci nasaraan yi daf ñu bëgg a gëmloo ni jigéen dafa suufe ci suñuy penc te ñu war koo yëkkati ndax ñoom loolu la ñu xam jigéen dafa suufe ci seeni penc ñu koy yëkkati jàpp ni ñëpp noonu la ñu war a mel fii nii ñu nekk muy Afrique sowu jant rawatina Sénégal jigéen mësu fee suufe jigéen dafa mës a am baat dinaa ci joxe tuuti ay exemple yu ndaw fii dañuy wax elles sont les gardiennes de la tradition et des valeurs maanaam fii jigéen moom moo mës a téye li nga xam ne moom mooy mbaax jigéen moom moo mës a téye li nga xam ne moom mooy suñu aada jigéen moom moo mës a téye li nga xam ne moom mooy suñu cosaan ñoom ñoo koy joxe ndax ñoom ñooy jur ñoom ñooy yar xale fi nga xam ne moom la ëppee solo fi nga xam ne moom la ëppee ku soxla moom la gën a soxla ku ko jàppale jigéen a koy yor ndax moo koy nampal moom moo koy yar li may wax moo di ne culture occidentale bi nga xam ne à un moment donné dafa ñëw bokk ci suñu culture ndax dañ ñu coloniser dafa am yu mu ñëw rax ci suñu aada ak suñu cosaan yooyu mu ci rax nag moo tax tey taxawaay yi nga xam ne ñi ngi koy def ngir jigéen mu doon taxawaay yu nga xam ne ñun amoon nañ lu ko ëpp démb ndax booy seet fii ci Afrique jigéen yi dañoo mus a taxaw ngir équité man li may wax mooy ni duma wax égalité tolloole pour man jéng la yamala la ñu war a def ndax tolloole mooy nga gis Amadou mu am ñaari soxna kenn ki njool kenn ki gàtt mu ñëw ne day tolloole jënd tissu kenn ki di sol 3 mètres kenn ki di sol 4 mètres mu dem jëndal ñoom ñaar ñëpp 3 mètres loolu mooy tolloole kon ku tolloole dangaa jéng ndax dina am kenn koy jox li mu war a am jox keneen lu mu warul am wala nga jox kenn lu ëpp jox keneen lu yées yamala nag moo di ne kii 3 mètres lay mesurer 3 mètres la soxla kii 4 mètres la soxla nga dem jënd tissu bi jox kii 3 mètres jox kii 4 mètres kon man bu may wax ci jigéen damay wax ni suñu penc li mu soxla mooy yemale ndax mooy li nga xam ne moom moo gën a jub loolu mooy li nga xam ne moo gën a méngoo ak justice ak yoon. fii en Afrique muy Sénégal
dañuy joxe ay exemple ni jigéen yu nga xam ne bu ñuy wax féministe bu dee féministe nag mooy góor ak jigéen ku nekk li nga moom ci penc mi ñu jox la ko am nañu ñu nga xam ne yàgg nañ ko fi am Afrique damay citer ay ñenn 1504 en 1504 boobu ñuy wax naa leen sànq féminisme ñi ngi ko wax en 1800 ñun en 1504 dans le royaume du Bénin dañu amoon reine bu tudd Ioba Idja 1504 ba 1550 fii ci Sénégal ñu am nag buur reine bu mag bu ñuy wax Ndate Yàlla Mbodj Ndate Yàlla moo nekkoon reine du Waalo te dafa am lu am solo ci loolu Ndate Yàlla moom moo nekk première puissance bu nga xam ne moo njëkk a jàmmaarloo ak tubaab yi ngi fi ñëwoon di ñu noot mu nekk en 1855 te balaa loolu amoon nañ talaatay ndeer en 1820 dinaa ci dellu ci waat ci kanam ñu jóge ci Congo en 1624 ba tey waxaguñu waxi féminisme waxaguñu waxi taxawaayu jigéen ñu am la reine Zinga Matamba moom bu ñuy wax Angola tey li mu doon jigéen jooju noonu moom moo tax ñuy wax ndax këyit ga nga xam ne moom moo def Angola protocole ba moom moo ko demoon négocier ji am nañ fii tamit Aline Sitoé Diatta la reine de Cabrousse nga xam ni 20 ans ñaar fukki at yu teg la am ñëw taxaw ngir penc ñëw taxaw ngir xeexal jigéen ngir baatam jigéen ngir kàddoom nit ñi mën ko dégg waaye li ci raw ngir taxaw ngir askanam beneen bi ci topp mu am ki nga xam ne dañ koy wax Linguère Yamar Mbodj moom moo nekkoon ki nga xam ne sànq bi may wax talaatay ndeer en 1820 bokkoon na ci nga xam ne ñoom ñoo ko jiite woon taxawal ko ne kat ñun ñii waa Waalo kenn duñu noot kon yooyu yëpp buñ koy wax mu nekk jigéen taxawaayu jigéen bu ñuy wax autonomisation de la femme sànq maa ngi koy wax ci baatu jigéen du ñu fàtte jigéen yi nga xam ne ñoom noo nekk ci àll bi ndax bu ñuy wax autonomisation de la femme bu ñuy wax promotion de la femme maanaam yokkutewu jigéen dañuy xalaat ni jigéen bu jàng la déedéet du jigéen bu jàng jigéen ba nga xam ne moom moo nekk ca àll ba di liggéey jigéen ba nga xam ne moom moo nekk di bay jigéen ba nga xam ne moom moo nekk yor waa kër ga ñu ne kooku nan la ñuy def ba dundam gën a baax kooku nan la ñuy def ba mu dund goo xam ne dundam gën a woyof ndax jigéen yi fii bu ñuy seet statistiques yi dañuy wax ni secteur informel maanaam ñi nga xam ne binduwuñu ci état 80% jigéen ñi la maanaam juróom-ñeent fukk téeméer boo gis juróom-ñeent fukk yi ay jigéen lañ jigéen mbay mi 70% juróom-ñaar fukk yoo gis maanaam ñay liggéey jigéen ñi la force de travail bi ñeent fukk ak juróom-ñett 47% mu nekk main d'œuvre bi te bu ñuy seeti ñooñu ñëpp 89% maanaam ñeent fukk ak juróom-ñett astaghfirullah juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci téeméer boo jël ci jigéen ñi amuñu suuf bu ñu bayee kon bu ñuy wax autonomisation de la femme yu mel noonu moo tax ñuy wax jigéen nan la ñuy def ba koom-koom mu mën ko jëriñ mu mën ko amal boppam jëriñ askan wi jàppale këram ndax bu fekkee ni wax naa ko sànq juróom-ñaar fukk force de travail maanaam ñiy liggéey juróom-ñaar fukk yi jigéen la te juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent maanaam 89% ci ñoom ñëpp kenn amu ci suuf booy bay moomoo ko wala suuf bi nga am du suuf bu nga xam ne moom moo baax moom moo mën a bay kon loolu bu ñuy wax autonomisation de la femme loolu la ñuy indi ci économiquement maanaam ci koom-koom bu ñuy wax autonomisation de la femme ñuy wax jigéen wérgu yaramam ndax bu amul wérgu yaram du mën a liggéey ñu ne kon jigéen nañu fexe ba muy jur bu baax jur bu normal maanaam ñu tegal ko ay infrastructure santé yu nga xam ne war na fa mën a juree ñu jàppale jigéen mu def planning familial espacé njuram ba nga xam ne wérgu yaramam du na sax dina mën jur doom yu am wérgu yaram mën leen jàppale mën a jàppale péncam jàppale boroom këram mutilation génitale féminine yu ñuy def maanaam jigéen xarafal bi ñu koy xarafal te mu koy indil ay muy nasaxal wérgu yaramam tamit ci loolu lay ñëw mu am beneen bu nga xam ne dinañ ko indi wax nañ ko sànq fii suñu penc bu ñuy seet muy Waalo
muy ci séeréer yi muy ci sud bi maanaam soninke yeeg joolaa yi jigéen wax naa ko sànq daf fi mës a am kàddu mës fi am gëdd. penc yooyu noonu boo demee lël yi ba tey jigéen yi ñoo koy def dañu lay wax jigéen bu sell moom mooy def lël yi moom mooy aar góor yi moom mooy aar jigéen yi bu amee lenn lu ñuy seet jigéen moom moo koy def. dem na ci ba am na penc yoo xam ne bu fas feebaree dañuy wax ni jigéen moom mooy ñëw yëkkati ko dafa am lu muy def pour fas ba mën a jóg. ñuy dox ba tey ci li nga xam ne moom mooy suñu penc jigéen bu ñu nee góor teg nañ jigéen ca wet ba ndax fii booy sëyi bu fekkee góor a lay maye tamit sa bàjjan moom moo lay muur nga dem sëyi. góor bu duggee néegu góor ay ndijaayam ak ay papaam ñoo koy dugal waaye bàjjanam dafay taxaw am ci rôle bu muy joué. jigéen li ëpp solo ci moom buy nekk jigéen bu gisee mbaax yaayam moom mooy taxaw ñu woo ay bàjjanam lël yi tamit mu demee noonu. mu am beneen bu nga xam ne tamit ñu koy indi ci concept yi ba tey bu ñuy wax genre bu ñuy wax autonomisation de la femme mooy ni jigéen ci biir koom-koomu réew mi ba tey jigéen yi liggéey bi ñuy liggéey te teguñu leen ci même place bi ñu teg góor yi dafay dem ba indi ni góor bu nekk entrepreneur maanaam góor gu nga xam ne dafay ñaq di daan dooleem di xalaat di liggéey bu demee banque ñu financé ko état bi financé ko mais jigéen ñi micro finance lañ leen di jox te loolu li muy wax li mu bëgg a dindi mooy ni jigéen du micro citoyen maanaam nekkul citoyen bu yées bu góor nekk. li nga xam ni moom loolu lañ koy laaj ci résultat moom la ñuy laaj ko góor ki waaye liñ leen di jox ci moyen du doon benn. beneen bi ci topp bu ñuy mën a indi ci équité ba tey moo ne fii dañuy wax ni jigéen ñi duñu jiite waaye kenn mësul dégg doomu sëriñ doomu soxna la ñuy wax. bu ñu nee doomu soxna dafa am lu mu wundu am nañ fi ay maam Jaara Buso am fi ay maam Fawade Wele am fi ay maam astukan yu nga xam ne ñoom ñoo jur ñi nga xam ne ñoom ñoo toog di jiite. kon bu ñuy wax jigéen ci taxawaayam ci pénc mi ci autonomisation de la femme ci loolu dafa am leneen lu muy indi mooy ni yooyu yëpp ñu indi dafa am solo muy genre muy équité ndax man duma wax égalité ndax pour man tolloole jeng la wax yemale tolloole sax laay wax jeng la wax naa ko sànq muy genre parité ñëwaguma ci maa ngi ñëw léegi ci kanam bu ko yooyu yëpp muy li nga xam ne waaw moom laay wax sànq nii doomu soxna la ñuy wax ndax jigéen dafa am gëdd gu nga xam ne jox nañ ko ci pénc mi te bu fekkee ni dañu wax ni moom boo ko aaree mu jur lu baax bu fekkee ni dañu wax ni bu fegee boppam mu jur lu baax bu ñu ko bàyyee ak xel mu dal bu ñu ko bàyyee mu liggéey li nga xam ne moom moo war a def ci pénc mi mu jur lu baax donc ñuy laaj kon jigéen boobu noonu maanaam ci biir société bi nga xam ne c'est en profonde mutation dafay xel di changer moom lan la war di def ñu ciy indi ci ñun diine wax naa ko sànq ci pénc mi waaye diine mu am lum ñu indil bu ñuy wax pénc di wax aada diine daf ci am solo ndax suñu aada dafa lëkkaloo ak diine daf ci bokk bu baax kon bu ñuy wax loolu ñu am jigéen ma indi ñetti jigéen rek wax naa ko sànq jigéen entrepreneur ñu am ci Saydatuna Khadija jigéen intellectuel maanaam jigéen bu nga xam ne dafay jàng di bokk xam-xamam ñu am ci Saydatuna Aïcha une femme engagée politiquement jigéen gu nga xam ne dafa am cër ci pénc taxaw ci te wane ko muy Saydatuna Fatima mi doom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. parité bi ma doon wax sànq li ci am solo moo di ne parité nekkul ngir pénc nekkul ngir ci biir kër nekkul ci école bi li ñu wax mooy di ne parité ca fa nga xam ne moom la péncum ndawi réew mi fa nga xam ne moom la góor ak jigéen di représenté maanaam di toogal pénc mi foofu la ñu wax ni comme góor ak jigéen ñoo ne ci pénc mi ni nga xam ne noonu la ñu toll ci pénc mi nani lim ba toll noonu góor ak jigéen ñoo tolloo ci pénc mi ñu ne kon bu ñu tegee benn góor nañu teg benn jigéen ndax kenn laaju fa nit xam-xam liñ leen fay laaj mooy nan la ñuy toogee ngir
taxawal seen pénc nan la ñuy toogee ngir représenter seen askan kon waaw kon ñuy teg ci lenn rek ñuy wax ni principe bi ñu ngi ko dégg keroog ci tonton Cheikh Sarr lii tax ñuy war a mën a wax ndax terme bi wala concept bi war nañ koo mën a teg jëfandikoo ko te du daaneel pénc mi mooy ndax lëkkaloo na ak diine ndax dana defar xel ndax dana defar mbokk famille ndax intégrité morale mi ngi koy sauvegarder ndax mi ngi sauvegarder intégrité physique te baat yi nga xam ne moom lañ fi wax yépp bu ci nekk ci ñoom diine dëppoo na ak moom ndax li ëpp li ñuy wax ci ni jigéen waru koo def jigéen warul génn ci pénc jigéen dafa war a toog ci këram jigéen moom mooy war a yar ku nekk fii ci jigéen yi nga xam ne moom laa tudd te ñuy wax référence ndax yonent bi alayhi salaam la ñu wax ni moom mooy suñu référence ñuy wax jigéen yi nga xam ne ñoom lay wax ni ñoom ñooy gën ji jigéen ku ci nekk ci ñoom wane na ni boobu yépp jigéen mën na ko war a def kon li may tëjee mooy ni li nga xam ni yépp jigéen yi moom la ñu nekk di taxaw di ko wër di ko seet jamono ji dañoo war a wëlbatiku delluwaat ci suñu aada ak suñu cosaan jëli ko fa ndax bu ñuy wax concept de promotion de la femme li ci ëpp ci li nga xam ne moom la ñuy wër jamono ji amoon nañ ko ci suñu aada ak suñu cosaan ba pare wala lu ko ëpp diine jox nañu lu ëpp li nga xam ne moom la ñu concept yi di indil suñu aada ak suñu cosaan jox nañu lu ëpp li nga xam ne moom la ñu concept yi di indil ndax bokk naa ci ñi nga xam ne doon wax ni parité ba muy doog a ñëw dama ko doon xeex doon wax ni day delloo jigéen yi ginnaaw waaye bi ñu ko xoolee xam ni c'est une injustice politique te injustice politique nit bu ñu la tooñee ca dara fañ la tooñ lañ la tooñee moom moo koy réparer moom moo koy delloo si kon foofu ñu d'accord ci ni parité c'est une injustice politique bu nga xam ne moom la ñu ñëw réparer sur le plan politique mu yem ci assemblée nationale ba ak ca conseils ruraux yeeg municipaux yi jërëjëf. jërëjëf Seyda Zeynab yaakaar naa exposé bi ni nga ko indee leer na te am na suite logique bu am solo sans plus tarder dañuy jox rek suñu oustaz moom tamit mu dugg ci deuxième partie bi ko defee rek oustaz ñu bàyyi la 20 à 25 minutes incha allah. bismillahi rahmaani rahim. rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yàlla na nu yàlla may dund gu barkeel. yàlla na yàlla dundal al murshid a cheikh Mouhamadul Moustapha. yàlla na yàlla dundal góor gi ci ruq bi. di wax ne li ma war a wax lépp wax naa ko jëfa ci des léegi. yàlla nu ko yàlla fayal. maa ngi am mbégte lool ci ñëwaat ci jataay bi. mosoon naa fee ñëw namoon naa leen ñëwaat naa fi. yàlla na fi yàgg a daje. tabaarakallahu fab sama nuyoo teg ci nuyooy soxna yi ak niñ leen nuyoo. li ñuy waxtaane nag muy concept yu bees yi man dama bëgg dellu ginnaaw tuuti ci concept yu yàgg ya. ndax concept yu yàgg yi dina tax bu ñëwee ci concept yu bees yi daañu xam ba xam promotion la pour jigéen ñi wala boog ay doodaan la pour ñoom. concept yu jëkk ya sunu boroom daa bindoon góor gu ñu wax aadam. mu ko bindee ba jàngal ko ba jàng ma jeex bi mu koy yóbbu pour mu defee stage mu bind jigéen ne ko wa yaa aadam uskun anta wa zawjuka al janna. stage bi moom bu mu ko raté parce que boo ko ratee rek bu ngeen demee ba jamono bu concept yu bees yi ñëwee
dana ko yaakaar lu baax fekk da koy doodaaneel kon nag uskun anta wa zawjukal janna ñu ànd ñoom ñaar ca yëf ya waaye fiir gañ ko njëkk fiire mooy ndax bëgg nga fee yàgg mu ne waaw ndax bëgg ngaa falu te doo falliku mu ne waaw mu ne ko ci lii ñu lay tere la nekk parce que gis naa ngeen di ndékki taabal ji gis naa ci pom gis naa ci banaana waaw nguur su neex di rek soosu fu yu bu ne gis naa ko fi mais am na bu ma gisut mu ne ko ban nga gisut mu ne ko sajaratul xul di laa fi gisut pourquoi bokkul ci ndékki li ak goo garab am na fi mu ne ko moo dàq ci fir wi te am na leen lu ci xew mooy wa mulki laa yablaa mu ne bu subaa ci lay xëy ndékki loola démb la woon ca tàmbalib jigéen ca wetu jëkkëram ñu boole jëkkër jaag jabar ja dig leen lu munta nekk ñu gëm la munta nekk te ñu ne leen mi ngi ci lii ñu leen tere foofu nag bu yeewute amee mooy ndax liñ la tere man nga caa amee li nga bëgg ci sax fi ak li nga bëgg ci falu te doo faliku foofu la yëf yi tàmbalee léegi nag bi jamono ñëwee ba ngóor su suñu wax tubaab ñëw dégg làkkam yu lool jàngal nu ko nag moom nag dégg na ko waaye ñun moom moo na ko jàngal moom nag da koo nàmp léeg-léeg mu indil ñu lenn laxas ca dara danañ ci nekk fukki at ak juróom-ñetti làqar ci mu të bu ñuy noppi rek beneen ñëw moom nun lay def bu laxasee benn borom xam-xam yi naan waaye je pense que je crois que buñ ci noppee rek mu laxas beneen maa ngi dégg ci góor gi ci ruq bi mu ne dégg na tubaab waaye la démocratie la déggagut waaw mu ne dégg naa tubaab mais nag la démocratie moom déggaguma ko waxin la ndax li tubaab bi laxas ci démocratie bu la ko firilee da naan lii kay dara nekku ci waaye boo ci duggee xam ne ah sunu téléphone ñi léeg-léeg ñu ne am na promotion nga dem jënd waaye dañuy wax ne nag bii illimité la bi limité la promotion bi bii da nga koy jëfandikoo sinon dañ koy foqar ci tubaab bi ci njàngam mi lu lëndi bi muy indi nag concept yi soxna si doon wax moom nun la ko tubaab bi di mooñee jazaakillaahu xayra lu am solo la waaye nun bu nu ko indilee ci daara ji boo takkee weer yi rek gis na yaa quelque chose dana ci indi léegi moom bi mu ne parité bu nu ko tubaab bi firile mooy pinc ma ci wàllu politique moor xujaag nogay yem ci kepp ci wàllu politique am na solo ci kaw nag waaye foofa nga tolloon ba doon ko xeex bu yóbba nga dellu fa ndax waaw gis nga dox bi jigéen doon dox wuti pouvoir di ko dox wuti assemblée bu parité amutoon 150 députés yi 100 yépp ay femmes la ñuy doon bu fekkoon kenn ku ne sa capacité ci penc mi ci wàllu politique
sa dimension ci wàllu politique lañ lay jox nga jël ko. dama ne kon daañ dem ba assemblée bu ñu dee 150 députés 100 yëpp ay jigéen la ñu doon waaye bu parité ñëwee def naa naa lu ngeen góorgóorlu nag jël leen xaaj bi te bàyyi góor ñu jël xaaj bi ndax góor ñi bu njëkk ñoo nekkoon ci kanam politique waaye jigéen ñi dox wut si leen xam nga bu njëkk boo xottilee jigéen grand bu bees rek moom doy na boo ñëwee di meeting mu tàccul la taasul la mbaxalal la nga falu dem toog jigéen ñi dem ba yëg ni loolu nag mi ngi leen di tardeel ñu commencé dox nag doxin wu bees wu jëm ci récupérer yëf yi wu jëm ci téye ko te yëg ni seen alal la parité ñëw exemple fii nu toog ci salle bi bu ñu ne woon dañu fiy séddale téeméeri pom kii séddale tàmbalee nii ndax léegi téeméeri pom yi dana agsi ci ñii déedéet parité na ko nag joxol juróom fukk fii te ñëw jox juróom fukk fii kon léegi séddalee tut ci ni capacité yi toll ak ni sañ-sañ yi toll ala kulli xaal bunt la bu yaatu boo xam ne li ci waxtu wi soxla yaatu na lool kon parité ngu noonu tudd na fi parce que concept yi benn rek la tudd na fi genre ci kaw mooy ni nga ko firee waaye ci suuf mooy yàlla daf ne keroog bi yaayu Maryama wasine Maryam daf ne rabbi inni wadaatuha untha sunu borom ne wallahu a'lam bima wadaat walaysa dhakaru kal untha ji ñëw genre nag nee na nañ dindi nañ dindi lay sa bokk nañ dindi lay daf ne nañ bind walay sa daal di wax ne adhakaru kal untha genre foofu lay liggéeyee si genre dem na ba ci kanam ak kanam nee na jigéen dana sañ a jékki-jékki ne man kat li ma tax a doon jigéen soxlaatuma ko ci man nañ ma ko dindil te defal ma bu góor nañ ma ko dindil te defal ma bu góor góor yi ne man lii tax ma doon góor nañ ma ko dindil te defal ma bu jigéen loolu nag mi ngi làqu ci ginnaaw loolu la ngeen doon wax maa waraa a genre foofa la làqu xaw ma na kañ la yegg si waaye mi ngi ci ginnaaw làkk wi waaye daal baat bi moom mooy rek genre rek équité genre nangam terme yu neex la tabarakallah waaye daal sunu borom tabaraka taala bi seytaane fekkee aadama ci biir fam nekkoon wax ko baadiya dig ko lum yurut te nax ko ca baadiya sunu borom daa woo ay doomam maanaam doomi aadama yi yaa bani aadam laa yaftinannakum sheytaan maa ngi leen di ñaan seytaane discours am yu rafet yi discours am yu nice yi te ëmb lu na ci biti maa ngi leen di ñaan bum leen ci nax ñu ne waaw mu ne yaa bani aadam ñu del si mu ne xusoo zinatakum li tax ngeen rafet rikk waaye bu leen tàqalikoog moom xusoo zinatakum li tax ngeen rafet ana lan moo tax ñu rafet mooy diine mooy jikko mooy jom mu ne rikk waay ki leen di dig leen di dig mel ngeen ni ngeen di mel bum leen yóbbu
yaa bani aadam muy ñetteel bi qad anzalna aleykum libaasan wàcceel naa leen jikko libaasan yuwaari sawaatikum wa riishan daan ne wa libaasu taqwa jikko ja ñëw wala fax ne booy sangu ji doo ko summi ñi ngankoon ci concept yële nag yu démb ya moom ñi mooy ñi nga doon junj léegi muy ki doon wax yaa xaayisal baxri yaayam ki doon wax laakin unaadi kullal bilaadi yaayam ñoom dañoo ŋànkoon ci yu yàgg yële moo tax yu bees yi du leen mën a jaxaseeg yenn yi soo jëlee lu mel ni autorité parentale xam nga concept yu yàgg yële dafa tëraloon ne ñaari parents ñoo am ci kër gi kenn ki mooy président kenn ki mooy premier ministre président mooy jëkkër ji premier ministre mooy yaayu xale yi léegi nag ñoom ñaar bu ñu dee waxandoo may nañ ki nga xam ne mooy papaay xale yi sañ ne kenn ki na doy mu ne noppi naa autorité parentale nag day wax ne bu la doy nga ne ko doyut looloo demoon ba bu doom ji juddoo sant bi papaam sant lay sant moo tax bi autorité parentale ne tëll Mali jigéen ñi jóg ne ko fii moom demal Sénégal parce que dañoo waxoon ci biir ca ginnaaw la nekk ci yëf ya jigéen normalement bu amee doom mu jël santu jëkkëram waaye bu amaatee na jël santu jabar ji nag waa Mali ne loolu kat sotti wut kat bàyyi leen doxal nañ doon doxal bu njëkk rek parce que autorité parentale ci concept yu bees yi la bokk di wax jigéen ñi ne lii promotion la bu leen jëmee kanam waaye mën naa andi ci seen biir ñol-ñol ak jàppal ak bàyyi donc yooyu mbokk yi tur yi nga xam ne moom la tudd tey ak tur yi mu tuddoon démb li tubaab bi bëgg moom walla boog li gaa yi di bëgg ci concept yi mooy indil ñu yoo xam ne boo ko déggee neex na lool wax dëgg yàlla am waaye boo jëlee neetukaay bi ñuy wax al islaam jël regard bi nga xam ne mu ko war a xoole danga ne am na lu ne ci ginnaaw lii ndax walan tarda anka al yahudu wala nasara xatta tabia millatahum sunu borom nee na ku xëylul tubaab bi doo am ngërëmam sunu borom nee na ku xëylul tubaab bi doo am ngërëmam kon boo amee ngërëmam rek mooy danga koo xëyal waaye mën na laa nax nag ba nga xëyal ko mbokk yi loolu laa gis ne ci sama gisi mën naa am sax du noonu waaye man nun laa gise mooy concept yi yëg yu njëkk ya moo nu gën a jig ci yu bees yi loolu tax duma fàtte mukk jaamia ramadan bii weesu bi woon ci ginnaawam te jëm ci diraasa jadida li kitaabillahi al karim dafa naa fàtteegu leen ko te loolu boo ko dégg daan mu waaye loolu mënul ñàkk ndax mooy tax ñu xam ne mooy tax ñu xàmmee ki ñu bëgg yor tudd nga fi jigéen ju baax ju ñuy wax suñu yaay Xadija waaye mi ngi leen di jàngal yéen jigéen ñépp ba ñun ñi sax dafa am benn bis rek mu woo yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëggatu te yilif ñu ma yilif
parce que ku ñu yilif bu dee yilif léegi tey mu naqare yilif kon nag léegi ni ngay def mooy dama bëgg nga boole maag li ma yilif lépp yilif ndax ma noppalu loolu la ko waxoon yaa rasulallah mu ne am na ko bëggatuma moom ñu may moom léegi li ma bëgg mooy dama bëgg a boole li ma moom lépp jox la ko nga boole maag moom xam nga jooju jigéen lee mu yeewu te nag lu am solo la parce que jigéen ju moom boppam ci koom-koom baax na de waaye Xadija moom daa gisoon na daf koy lëjal baax na nag waaw xaw ma indépendance xaw ma noo ko tuddee financière autonomie financière loolu la Xadija noonu moom jigu ko moom ne nag cercle boobu daayira boobu ku ma wóolu rek kaay fekk ma ci maag yow ñu ànd wax ne yilif ñu yilif la ñu boole la ak li nga yilif moo ko gën a yomb loolu la Xadija waxoon sunu maam yëpp tabarakallahu ñoom tam jaar nañu foofu mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot jataay yu am solo ngi nii ndongo lu ne dana fi ñëw nag ndax ki koy woote waaw yàlla ko yàlla gën a sàmm kon concept yële ak concept yi yépp bu lislaam ñëwee xool rek ay lunette lay sol yu ñaari bët yi tolloo mu xool bële ci bët bi xool bii ci bët bii lu ci ay nax mu seppi ko teg fële lu ci dul ay nax mu jël ko bépp concept bu ñu dégg lu mu bees bu fekkee du ay nax waaye ak a bëri ay nax kero ba mag ñi bindee wala boog kero ba réew mi bindee code de la famille yóbbu ko ci nit ñi pour ñu di ko signer góor gee may jàkkaarloo kero moom def ne woon du nu ko signer léegi te liiru na ko ba mu jeex mook suñu Cheikh Mbacké defe naa nett leen moom mii tukkeem ba woon ca Maroc ci seen diggante ñoom ñaar lu tax signé wuñ woon code de la famille booba ca jamono jooja te pourtant ñañ ko andi woon ci seen kanam ka leen ko doon liir ba mu ko liir dañu ne lii kay dara nekku ci macha allah yal na yàlla doon boole ñu sàmm yal na yàlla boole ñu aar noo ngi leen di jéggalu ci wax ji su jubee sunu borooma lu ci jubu nag du moom nu na maa ngi dégg nag soxna suñuy nuyu fii nuyu naa ko ndax gis naa ne ku jël kàddu nuyu ko kon nag soxna si nuyu naa la waaw mu ngoog nuyu naa la yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah jërëjëf Oustaz wax ji jotale na avec vraiment une pédagogie exemplaire yal na yàlla yokk leeru dënn bi yokk xam-xam bi te gën la bàyyi ci rëmzu islam bi yal na yàlla gën a barkeel xam naa si sa dernier mot la ñuy sof rek nuyu sa délégation bi nga xam ne bu am solo la boo àndal muy Serigne Mbacké Sylla ak oustaz mu ànd ak oustaz Alioune Sall ñu ngi leen di nuyu bërëb bi di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay yal na yàlla def tànk yi mu nekk tànku yiw di nuyu suñu yaay soxna Zeynab Lo moom tam présence am si njaboot gi lu am solo la yal na yàlla defal ko barke di nuyu aussi soxna André Marie Diagne moom tamit rek di invité Zeynab di épouse si Mame Moussa Diagne yow tam yal na yàlla fay la yiw ndax rek jotaay bi li yonent bi di wax man xaraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji donc nag foofu lañ leen di dugal rek yal na yàlla defal leen yiw xam naa nag thème bi moom du neex a conclure waaye rek xanaa ñu jéem a def li tubaab di tudde wala anglais yi link entre ki nga xamante ne
oustaz moom jox na ko tubaab yi ba mu jeex ak ki nga xamante ne moom man maa ko jox arab yi ba mu jeex waaye rek ñu xam ne thème bi dafa am solo ndax ki mu jëm si moom la yàlla defal promotion wu boppam te promotion wu yàlla moo ëpp doole promotion wu mbindeef te yàlla li tax mu defal jigéen promotion wu boppam mooy bés bi mu ko déclaré ne moom mooy première entreprise bi nga xam ne fa lay fabriquer matière bi mu gën a soxla muy doomu aadama kon yaakaar naa lu concept ñëwati ci àdduna bi ñuy dox ak lu concept bi laxas ay ndëgg sërëx bu fa fekkee jigéen bu pare da koy maasale rek romb ndax am na koo xam ne otoom dina am yëkkatiku boo xam ne doo daan du ko sonal moo tax nag conclusion bi du gudd ñun dañu jàpp ne jigéenu jullit li ñu waxoon sànq bu fekkente ne say repère mi ngi ci yow yaa ngi jàpp ne l'islam li Serigne Cheikh doon wax ne l'islam fi mu toog la toog moo tax mu posé woon question bu mag boobu di wax ne faut-il moderniser l'islam ou islamiser la modernité kon nag ñu xam ne l'islam moom quel que soit concept bu mën a ñëw moom toog nag ay concept boppam moo tax nag jigéen bi nga xam ne moom la ñu dugal ci biir concept yooyu di ko utal ay ndëgg sërëx di ko defal ay tapis glissant yoo xam ne su xamul boppam rek dugg ci biir kàmb gi am na koo xam ne su paree ndëgg sërëx du ko mënal dara mais nag ñaari façon jigéen concept bu ñëw yóbbu leen mooy jigéen bi nga xamante ne nii parewul pam pour am esprit d'ouverture bu mën a ñoŋal personnalité am ak jigéen bi nga xam ne société moo ko phagocyté kon nag li ñu mën a wax mooy sànq bi ñuy wax nañ ko tudd moowu féminisme am na koo xam ne féminisme am na ko def mu nekk féminisme islamique kon loolu moom mooy tax jigéen war a mën a si ni ñu ko déggee mu nekk mannequin wu diine parce que ku ne am nga sa mannequin mais jigéen bi nga xam ne moom lay yàlla dénk entreprise am moom moo war a nekk mannequin wu diine ni mu koy nekkee nag mooy il faut mu dem si lu ñuy tuddee marché boo xam ne marché jikko la su demee marché jikko dina fa fekk centre commercial bu ñuy tuddee imaan fekk fa magasin bu ñuy tuddee charia mu fekk fa vendeur bu koy jaay bu tudd xaqiiqa ndax bu ñëwul jigéen dafa du dugg ci équilibre waaye bu paree il faut mu jaay ko tissu bu ñuy tuddee nite ndax boo nitewul rek doo mat yàlla jaam waaye tissu boobu dina ko jox tailleur baatin bu ñuy wax kilifa nga xam ne dafay nekk un guide spirituel hors pair su boobaa moom moo koy defal robe miss boo xam ne robe de personnalité bu ñu def ci haute couture la parce que sur mesure lay nekk neen dina ko jëlal poitrine nu sellal dina ko jëlal épaule ragal yàlla dina ko jëlal manche wu dëggu dina ko jëlal bassin wu nangu dina ko jógal longooru muñ dawal tissu bi nag ci daamine ngëm te puso bi ñu koy dawale nee na mooy puso dal nee na yëre boobu nag yëre tasawuf lay ne du lamb du late te kenn du ko wanteer nee na vente aux enchères lay nekk parce que fi ñu koy def mooy ci vitrine nu penc mu ne yëre boobu robe bu miis lay nekk bu ñuy défilé ci défilé borom cër ci keppaaru nitu yàlla mu ne nag ñeent mooy tax jigéenu jullit gañ a casting bi mooy il faut ñu làmb ko ci diine ñu xam ne kii mat na yàlla jaam kon il faut qu'elle soit spirituellement forte mu ne il faut ñu làmb xalaatam ba xam ne intelligence am incliné wu la sur le sacré ba lépp luñ ko jox ñu xam ne xam-xamu yàlla bu am tawfiix la kon il faut qu'elle soit intellectuellement bien formée mu ne waaye il faut mu ràngoo un collier de valeur boo xam ne caq yi per yëpp ay jikko la su dee mandu mu jël bu dee dëggu mu jël bu dee sellal mu jël ba yëpp mat mu nekk une personne moralement valable waaye nee na aussi bu ñu ko fekkee ci société bi na nekk jigéen boo xam ne concept du ko dab parce que bu ñuy wàññi nit ñi dinañ ko fa bàyyi mais suñu wàññi poids yi moom la ñuy njëkk jël mu ne bi ci des pour nga mën a nekk ci dauphine yi nga xam ne ñooy défilé ci keppaaru yàlla nee na il faut nga xam ne le charme est trompeur la beauté est passagère nee na seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge kon nag il faut que nous soyons des femmes vertueuses des femmes de valeur si nous voulons vivre éternellement en intimité avec notre Seigneur loolu nag li la koy may mooy quel que soit concept yu la société mën a imposer il faut nga nekk imraatun muslimatun mu'minatun
saalihatun tayyibatun ka shajaratin tayyib yaxruju nabatahu bi iznillah. loolu moo lay mën a permettre couronne bi ngay takk ci keppaaru nitu yàlla ci perpétuelle mutation di société di am nga mën a dugg ci yaa ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wad'u li jannati. kon nag foofu la ñuy yemale programme bi, ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix, ñaanal yàlla encore une fois ki tax ñu tal lii muy Seydi Mouhamadou Moustapha Sy. yal na yàlla barkeelal ko, yal na yàlla sàmmal ko sàmmale ko, yal na yàlla aar ko aarle ko. lépp loo xamante ne xalaat na ko ci diine ji, ci àdduna bi, ci réew mi, ci monde entier bi, yal na ko ko yàlla defal te yàlla lafal ko cat. waaye ñaanal suñu yaayu daara encore une fois yal na gunge bi sax, yal na gunge bi law, yal na yàlla ëcc fan yi, yàlla boo gis dara lu la gàllankoor. kon xam naa li duuf ci nag bi ni ko imaam Samba di waxe xajandoowul ci cin li. wa axir daxwaana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullah. ñu mel ni dañuy wax ne suba pause la, waaye rek incha allah jeudi incha allah ñu dajewaat fi defaat daara, ndax nitu daara moom daara rek moo koy ñoŋal. su ko defee rek incha allah rendez-vous à jeudi. ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix, defal ñu taysir, defal ñu naja. encore une fois oustaz yal na yàlla barkeelal la li xam ne nag yaa moom kër gi, ndax na duyu fa anta rabbul manzil incha allah. ñu jàng fatiha, def juróom-ñetti li ilaa fi xuraysin, def ko addiya Mam Babacar, moo xam raccourci yi muy jaar rek ba joxal ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.